asalaamaaleykum mbokki xarit ñi seetaan ci Thiès Info ak Thiès TV ci plateau spécial bi nga xam ne dañ ko def fii ci Médina Fall kër ñoom Ousseynou Diop nga xamante ne ñu ngi toog ak yaayam soxna Ami Sall mu nekk ki nga xamante ne soxna su dal moom moo ñu accueillir fii ci biir kër gi. asalaamaaleykum ba ma leen nuyoo di sant yàlla di gis Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant samay dëkkandoo ak ñi ñëpp ñoo xaar ak xale étudiants yeeg parents d'élèves yooyu yëpp maa leen di sant. Ousseynou de jukko bu baax la xam si moom ba ma ko yoree ba tey parce que mu juddoo ba léegi xamul loolu jàng dafa dal alxuraan di jàng ma dugg école mu dugg école master du tamit CI ba ni mu demee bac master du lee si yar la laa ko xamee li ma ko jur tamit du teew mosuma koo gis benn jafe-jafe gisuma benn àndandoo bu nga xam ne si nii ànd naa ak moom wax dëgg yàlla mosuma gis benn kii bu mu def daal mosuma ko gis. bi ma amee si moom tey guleet laa mës a gis lu nga xam ne si nii Ousseynou def na ko ñun loolu ñu lii Ousseynou moo ko def loolu daal xam naa ko si moom. waaye alors moom ñaata at la am. exactement de war naa am ay ñaar fukki at ak ñett wala ñaar fukki at ak ñeent yooyu foofu la war a toll. te tamit ci gox bi mu dëkk mosuñu ko fi àtte xeex wala li ni mel. déedéet ay xale yu ndaw ma ko jëm noonu mosuma ko fee gis de kenn mosuma àtte si histoire am bu garaaw. alors njàng dafa nekk lu doy waar day laaj ay moyens. te Ousseynou bi muy jàng est-ce que moyens yëpp yomboon na pour rek mu mun a amal li nga xamante ne mooy cursusam. taqale rek xam nga fekkee ne yow dangaa ñëw judd si famille bu nga xam ne si ni dañuy taqale rek sa jàng danga koy taqale rek parce que boo judduwul si famille bu riis fii Sénégal la bu fekkee ne yenn moyens amoo ko tamit dangay taqale ba sa doom di réussir rek nga am si moom yaakaar. keroog bi nga xamante ne Ousseynou ñëw na wax la diplôme bi gën a mag maanaam lijaas bi mu am muy baccalauréat yow mi yaayam lan nga yëg. xanaa ba kontaan si moom parce que bi mu amee baguette damaa kontaan si moom ndaxte yenn may jàng ama ko góorgóoroom ak bëgg jàngam moo ko may loolu parce que am na yenn may yoo xam ne boo ko amulee ak yeneen ni tamit da ngay gëm sa bopp rek dafa gëm boppam ba yàlla may ko lu mu am noonu loolu moo tax. te tamit bi nga xam ne am na bac mu nekk tamit ab scientifique mu dem université nekk foofu xam naa dañ ci ñëw ak naataangoom bi meloon na ni yaakaar juddu woon na ci ni tey ki nga xam ne moom laa jur mu dem ba am baccalauréat am dem université xëy na bu njàngam sottee bu génnee dina mën a liggéey ngir rek mën a wàllu baayam mais également wàllu ay ñoñam. dëgg la loolu yëpp am nañ si yaakaar kay ndax booy jàng sa doom di avancé muy jàng di avancé ba yàlla def mu am bac. surtout maag bag yi gën si bac kon loolu da ngay xalaat ne man sama doom bi kat dinaa xalaat si moom réussir ëllëg lépp lu nga xam ne su onoon naa ko si moom yàlla def ko si kon tamit loolu tamit doon am yaakaar si moom surtout maag papa am tamit noonu ndaxte papa am moom a gën a am lu ko metti ndaxte moom ni mu ko gëmee woon la ndax dafa xam ne moom gëm na bëgg na li muy def ñu ko bëgg li mu doon def la. Ousseynou man maay tantaam laa wëlbatiku muy sama sang may jaamam. Ousseynou mosu fee def lenn lu ñaaw mosu fee wax lenn lu ñaaw depuis ba mu juddoo ci kër gi ba léegi ci sama loxo bii la juddoo ci la yoroo ci la màgg ba li mu am fi la ko amee musta am ak kenn xaar ma yàlla lu dul kaf ree fii lan daan nekk maa ngi moom dañuy dàqante di kaf ak ree lu ne mu di ma ko wax ñu di ko yakkante tey lii daf maa metti ñëpp di ñaan nag yàlla mi de man lépp te dara taw ko yàlla noonu yàlla toog sëñ Babacar si dimbali mu dellusiwaat ci kër gi ndax dafa fi lu ñaaw waxu fi lu ñaaw yaayam ji musta def ak kenn lu ñaaw musta wax ak kenn lu ñaaw jàmm rek la seq ak nit man mii ci kër gi jàmm rek lan amante ma ak moom sama njaboot sax yaayam moo ma ci gën Ousseynou bu nu sañan tey jii yàlla ngeen teg sëñ Babacar si indiwu ko musu fee def kenn lu ñaaw musu fee wax kenn lu ñaaw waaw seqlu lu dul jàmm ak salaam koñ bi jàmm ak salaam rek la fi am ak nit ñi yaayam jàmm ak salaam la fi am ak nit ñi lii mu def di gulee tey jii moom moo nu metti lii ba mu juddoo ba tey lii mu def mooy sunu naqar waaye musu ñoo teg benn naqar musu ñoo waxet benn naqar guleet lii mu def mooy sunu métti di sunu naqar di diis yàlla mi am lépp man lépp nag moom mi nga xam ne dara taw ko yal na ko yàlla ak sëñ Babacar si delloo si jàmm. ñu bëgg rek nga fàttali ñu tur bi. Khadija. waaw. alors tey mu mel ni seen doom moom moo am jafe-jafe nekk ci kaso bi muy seen dëkkandoo tey Thiès Info ñëw pour def plateau di bokk ak ñoom rek li nga xamante ne mooy nakar bi tey yéen seen taxawaay lan la ci. sunu taxawaay mu métti na lool ci axal na lool ni defay ndax Ousseynou xamuñu ko ci bon xamuñu ko ci xuloo xeex ba yàlla def mu jàng ba dem université nu kontaan lool par yàlla def dikk nag ak mbiram ak i tolof ba lii ko dal ko waaye du réewandeem du wànnu ak ñàkki tegginam du ak bécceecam
kon nag dañuy ñaan yàlla rek yàlla ma ko fa dugal yal na ko fa génne. Modou Loum yow tey ñu bëgg rek nga defoon sa présentation. salaamaaleykum wa rahmatulah donc man maa ngi tudd Mamadou Loum étudiant aussi doon jàngandoo ko Ousseynou nekkandoo nan au lycée Médina Fall yàlla dogal it bi ñu amee bagit ñu dajeendoo Dakar nekkandoo université foofu noonu aussi dëkkandoo aussi foofu noonu waaw. alors ginnaaw ci lycée bi yéen yàgg ngeen ci ak Ousseynou ngeen àndandoo ba retrouver wu UCAD tey ginnaaw bi nga xamante ni yëg nga ni Ousseynou am na jafe-jafe lan nga yëg. waaw parce que ban ko yëgee wax dëgg fa dafa nekk lu nu bett parce que Ousseynou bi nu xamoon Ousseynou bi nga xamante ni jàng la gëmoon Ousseynou bi nga xamante ni kaf ree ko tey bu ñëwee ni la jàpp nañ ko niñ ko jàppee ñu ni affaire terrorisme wax dëgg fa da lay bett yow mi nga xamante ni tey da nga nekkoon ak moom parce que ñun xam na noonu moom danoo jundandoo ak moom màggandoo ak moom jàngandoo moom nekkandoo moom ci biir lycée ba ni ñu demee Dakar aussi dafa jàngandoo musuñu ko xam ci yenn yi vraiment bu ñu dikkee ni ñu lii leen koy toppee wax dëgg fa la ñuy bett trop bi ñu ko waxee donc dafa nekk loo xam du ñu bett lu ñu tiis tamit vraiment. alors ci fàttali rek Ousseynou ginnaaw bi nga xamante ne commentaire bu mu defoon ci attentat Charlie Hebdo ba Charlie Hebdo muy attentat bi nga xam ne moo gënoon siiw ginnaaw 11 septembre ndaxte ci caricature yonent bi alayhi salaatu wasalaam la judd woon ñu gis ne ñu bëri ñu ngi doon def ay réaction ba tax moom Ousseynou moom mu def ab commentaire ci Facebook ba tax ñu arrêté ko li ni mel ak nouvelle technologie yéen nan ngeen ko dundee. waaw d'abord xam nga loolu moom li ko dal mënoon na ma dal waaye mën na dal ku ne parce que loolu ba mu amee ku nekk naqarlu nga ko. ku nekk boo bindul it peut-être xëy nga jël nga wax nga ko sa laamin wala ku nekk ak na nga ko naqarloo xëy na aussi gëm gum bëgg Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu moo waraloon tamit moom tamit muy naqarlu loolu noonu donc lu mu bindoon la aussi mais du question que ni jàpp ma ni dafa lié ak quoi que ce soit donc avec les nouvelles technologies nag ñun jàngaat nañ ko xam na ni wax dëgg fa yàlla am na ay avantages mais am na ay inconvénients aussi mais loolu lépp boo gisee aussi. xëy na erreur de jeunesse la aussi ñun jeunesse parce que chaque jour aussi ñu def erreur yu mel noonu xëy na ndogal la ñëw moom tey loolu daal ko ci mais tey jii ñun chaque jour ñu def erreur bu mel noonu parce que chaque jour ñu ngi ci réseaux sociaux yi chaque jour ñu def erreur bu mel noonu tey jii nii xëy na moom nag la yàlla dogal loolu fekk ko ci aussi quoi. alors ginnaaw commentaire boobu ñu arrêté ko yéen maanaam étudiants yi naka ngeen ko dundee bis boobu ci UCAD. waaw bi ñu ko déggee wax dëgg fa comme ni ma sànq rek daf ñu bett ñun ñëpp bouleversé ñu aussi parce que nit ki nga xamante ne yéen a ndekkandoo doon jàng aussi mu doon aussi un brillant étudiant vraiment fi ñu nekkoon sax boo musaana gis ci ñi daan mujjee tëdd ci la bokk day toog di jàng ba heure bu nekk fajar gi boo musaana yeewu it da nga koy fekk ci lampe bi ci bitti aussi mu daan toog foofu di jàng vraiment kooku noonu ñun la tey ji jël nañ ko aussi ak avenir bi gars yi doon xaar ci moom ñun la tey jël si nañ ko jàpp nañ ko téye nañ ko day doon loo xamante ni bépp étudiant bu fa nekkoon da nga koo naqarlu vraiment ñëpp a ko naqarlu woon ñëpp àndoon ak tiis aussi àndoon ak jaaxle aussi vraiment mu doon loo xamante ni aussi wax dëgg fa yàlla xamuñu nu koy expliquer mais bu nu sañoon nit wax dëgg fa yàlla ñu dimbali ci parce que xam nañ ni aussi bari nañu fi réussir wax dëgg fa donte ci loxoy borom la ne waaye Ousseynou moo leen mënoon fuuf ci njàngam parce que fépp fu mu jaar dafa nekkoon parmi les meilleurs de sa génération wax dëgg fa yàlla classe yi mu jaar yëpp il était le premier de sa classe ba bi ñëwee aussi Dakar ñu nekkandoo fa moom mu nekk aussi fac science nekk MPI mag physique informatique la doon def aussi donc mu nekk les 15 meilleurs de son département aussi donc loolu bi mu amee wax dëgg fa yàlla at may àggul sax ñun la jàpp nañ ko dafa nekk loo xam te ne aussi vraiment day tiis étudiants yi baax a baax. alors Mamadou ci ay àndandoom parce que bu ñuy wax université Libertinage day am parce que foofu yéen kese la est-ce que tey ci ay fréquentation ay àndandoom soppeekuwul ginnaaw bu mu génne lycée Médina Fall. non xam nga bu nekkee foofu noonu danoo nekkoon en famille parce que nekkuñu woon sax ci biir campus bi danoo nekkoon ci benn appartement bi mu nekkoon doomi Médina Fall rek ñoo fa nekkoon appartement étudiant Médina Fall la donc ban fa nekk aussi danoo nekkoon en famille. kenn soxlul woon daray jéggaane dara di seeti kenn aussi lépp bu nu musaan a xëy àndandoo jàngi bu nu wàccee ñëwaat ci biir appartement bi ñu nekk doo ci bay appartement falan ko xam falan daan nekk ci biir appartement bi kafuree bu nu waree jàngi bu nu waree toog ci appartement bi jàng bu nu waree noppalu loolu la nekkee woon foofu noonu jàngi ñibbisiwaat sunu appartement gisuñu ko mu dugg ci loolu gisuñu ko mu ànd ak ku nu xamul it képp kun ko gis mu àndal jàppal ne kooku jàng leen sekkaloon wala boog dafa bokk ci étudiant Médina Fall. association des parents d'élèves bu Médina Fall
tey kenn ci seen njaboot di Ousseynou nekk une fierté par rapport ak cursusam parce que bu ñuy xool CI ba CM2 musul rek li nga xam ne mooy redoubler daan génn parmi les premiers mais également bu ñuy xool fac science ba mu dal ci université bu Dakar il est parmi les 15 meilleurs ñi nga xamante ne rek tey bu ñuy xool mu nekk mbégte ak fierté nattu dal ko tey en tant que président de l'APE tey lan mooy sa sentiment. jërëjëf d'abord maa ngi nuyu njabootu Ousseynou suñu doom ji ñëw fi pour marquer d'abord ma solidarité vis-à-vis de toute la famille surtout wéjuru jigéen wi mais surtout rafetlu l'engagement de mon fils Khar Sène un garçon boo xam ni depuis que Ousseynou am na ay problème ba nëgë ni si lekkul naanun jàpp naa ni Khar engagement bi mu ci am bu ko toute la communauté de Médina Fall amoon mbir mi dina gën a demee neneen wante nag ñun xeebuñu li muy def en tout cas man Ousseynou Khar le jeune étudiant moo di ñoom ñëpp samay doom lañu yàlla daf ma nattu aussi ci mouvement parental man maa nekk porte-parole de la fédération nationale des parents d'élèves ici au niveau de Thiès ville. Au niveau national itam man maa yore en charge de l'organisation mais la ko jiitu école bi nga xam ni foofu la Ousseynou dalee ba muy école Mame Cheikh Ibra Fall nekk naa fa président parent d'élèves pendant 10 ans ça veut dire que Ousseynou bi muy dugg ci l'école bi ñàkkul ni man nekkoon naa fa président parent d'élèves parce que avant muy dem au lycée avant muy def le moyen secondaire dafay jaar d'abord dans l'élémentaire te élémentaire boobu pendant 10 ans nekk naa président parent d'élèves yi bi mu nekkee lycée bi également ñàkkul ni sax bénéficier na ci sama ay prix parce que yàlla da daan def chaque année dañu daan récompenser les meilleurs élèves et étudiants que ce soit à l'école élémentaire ou bien au moyen secondaire ñàkkul ni Ousseynou bénéficier de nos prix parce que il a été un brillant c'était un esprit entre guillemets wax nañ ko man personnellement jokkoo naak son professeur de mathématiques le professeur Ibrahima Diop def naa ay découpage ay recoupage ay découpage sur le parcours de Ousseynou promis à un bel avenir déjà bac bi mu am c'est pas n'importe qui ñu orienté ko en faculté de sciences bi ñu defee sélection def présélection Ousseynou bokk na ci les meilleurs. Ça veut dire que non seulement sa famille dafa amoon espoir ci le jeune Ousseynou mais son pays le Sénégal nga xam ni ci budget national bi ci la jàngee ce gosse-là il a été promu à bel avenir. wax nañ ko sànq erreur de jeunesse la Khar wax na ko li ko dal na xale yëpp dal na sax ñun ñu wéjur yi problème mu Charlie Hebdo bi mu amee du Ousseynou rek. Sénégalais yëpp manifesté nañu combien d'imams dans ce pays génn nañu défilé marche parce que dañu laal seen foi seen ngëm-ngëm la ñu laal te nit boo denee foi ngëm-ngëm ci moom bàyyi ma la moo tax ñun waajur bi ñu ko yëgee man personnellement première manifestation bi ñu def Bosco ñëw naa à côté de mon fils Khar ak l'ensemble des élèves et étudiants de Médina marqué ma solidarité yëkkati sama kaddu wax ki ñu dénk réew mi le président Sall ni ko am na benn doomam boo xam ni depuis 3 ans 4 ans mi ngi dans les prisons et que ce garçon-là qu'est-ce qui nous dit que ëllëg ce garçon-là ne peut pas être président de la République qu'est-ce qui nous dit que ce garçon-là dans 10 ans dans 20 ans mënut a prétendre aux destinées de ce pays. Donc, au-delà de cet appel, saisir naa man personnellement le bureau national des parents d'élèves bi nga xam ni man maa en charge de l'organisation problème yi ngeen déggoon à l'université de Saint-Louis crise boobu ba xale yi grévé def nañ fa délégation def nañ fa pendant 1 semaine ñu loger biir Saint-Louis mais amul benn jour boo xam ne am naa séance de travail sur le cas Ousseynou maag sama président national pour ñu seet les voies fu ñuy jaar. Frapper à la porte du ministère de l'enseignement supérieur, actionner nos relations, essayer de voir au niveau de la justice, voir ses conseils juridiques
poser le problème pour ce que ce procès-là est lié parce que li wóor mooy demain bu ñu ubbi woon le procès du jeune Ousseynou on va le libérer mais nag malheureusement dañoo nekk ci réew moo xam ni au lieu de se préoccuper de l'essentiel nous avons tendance que les autorités de ce pays s'occupent d'autres choses. De la politique principalement. ba tax na man en tant que waajur en tant que li ma yitteel mooy la destinée de ces élèves là de ces enfants là parce que xale yi bu ëllëgee ñoo yore réew mi d'ailleurs j'en profite pour féliciter mon fils Xaar ci semaine bi rek on lui a confié encore des responsabilités au niveau du quartier parce que la réforme sur les comités de santé il a été promu secrétaire exécutif donc kooku du chance mérite la donc loolu xaar am fii ci responsabilité te dama koy ñaanal bu ëllëgee mu yàqu ci laa bëgg sama doom yi Modou Ousseynou ñeneen ak ñeneen le collectif des étudiants de Médina Fall qui me connaissent très bien parce que chaque année bu ñu daan organiser école Cheikh Ibra soit man la ñu daan def parrain wala man la ñu daan def invité d'honneur donc dama lancer un appel au président de la République parce que moom la ñu dénk suñu réew pour qu'on se penche sérieusement sur le problème de Ousseynou sa maman est là c'est difficile bu waxee sax rango ñi wodd le cœur meurtri kii moo jur doomam ji fondé beaucoup espoir li mu daan def pour xale bi pour jàngi dajale ay dénkam ak ay xorom ak limamam jaay léppam pour que xale bi réussir mu dem ba à la porte de l'université à l'entrée de l'université ñu am espoir yu bari ci moom pour toute une communauté donc espoir yooyu la ñuy wax le président de la République na taxaw ci sur le cas Ousseynou nous savons qu'il y a une séparation entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire mais ak nu mu mën a demee ñun ce qui nous intéresse mooy le procès de Ibrahima ñu fexe ba tenir ko te jàpp naa ni dès semaine prochaine dinaa ànd ak sama fils Xaar ak ñi ci des ñëpp bu ko defee ñu frapper à la porte des conseils juridiques ñu gën a xool dossier bi fan la féete bu ko defee bu laajee itam lii ñu def fii ñun au niveau national en tant que parent d'élève mouvement parental mais on n'hésitera pas à faire une conférence de presse pour attirer l'attention des autorités pour le cas de Ousseynou. Donc l'appel reste toujours vous interpellez le président de la République et la première dame pour quand même pour qu'il y ait une clémence. Une clémence pour tenir procès bi madame Marième Faye Sall. jigéen la moo jur moom xam na jur nan la parce que jigéen moo gën a proche de ses enfants yéene wu ma ko mais xaleem yooyu njabootam googu mu jur ak président Sall lii erreur bi Ousseynou def bu ko ci defoon la muy sentir moom Marième Fall Sall di sentir moom la wéyjuru Ousseynou bi di sentir sinon lu ko ëpp parce que peut-être que conditions yee soxna si Marième Faye Sall di dund ben par rapport boo ko comparé conditions yi c'est totalement différent moom itam ñi ngi koy ñaan en tant que mère en tant que épouse wax dëgg yàlla mu jéem a waxtaan ak boroom këram ba le cas du jeune Ousseynou ñu fexe ba ñun nag nous voulons avoir des rapports civilisés avec l'autorité mën nañu def doon na ma yomb lool man en tant que mouvement parental xuma lu ma jafe ci àddina mais génne élèves yi étudiants waxuma la Médina Fall mais Thiès gii ñu def déposer une marche loolu mën nañ ko mais nag puisque dañoo bëgg toujours avoir des rapports civilisés avec l'autorité encore et puis nous sommes en République nous demandons encore gentiment à monsieur le président de la République ben ci diir bu gàtt ñu ouvrir le dossier du jeune Ousseynou Diop. Encore une fois de plus maa ngi leen di sant yéen vous la presse parce que xuma ku estimer ben l'action d'une presse dans un pays mais ñun xam nañu ni yéen ku ngeen jàppale sunu kaddu communauté bi kaddu njaboot gi fa mu mën a yegg yéen bu ngeen ko relayer mën na yegg fu sori encore di sant njaboot gi yëpp di wax soxna si ni ko na muñ rek na jàpp ni daal dinañ ci gën a nañ ci gënoon a taxawoon dinañ ci gën a taxawaat. dañuy ñëw nag ci ki nga xamante ne daanaka mën nañ la mooy le coordonnateur bi nga xamante ne rek collectif pour la défense des intérêts de Ousseynou et sa libération donc Xaar
xaar dafa mel ni am na yeneen ndomb tànk yi ñëw toujours ci engagement bi nga am pour sa communauté pour Médina Fall pour Thiès ñu bëgg rek nga defal ñu sa présentation. waaw El Hadj Khar Sène coordinateur collectif de soutien pour la libération de Ousseynou Diop. alors très bien xaar tey plateau spécial bi dafa ñëwaat rek ci dundinu Ousseynou ci taxawaayam ci biir dëkk bi mais également ci cursusam Modou Loum wax na léegi Mody Diouf tamit di président AP wax na yaayam ginnaaw bu mu waxee xaar dossier bi interpellé ngeen ci ñu bëri wax ngeen ci depuis ñeenti at yéen a ngi daw ci ay cabinet ci ay avocat li ni mel xaar tey lan ngay àddu. waaw man waxi Ousseynou dama cee wax ba su may wax damay am xol bu naqare chaque jour damay faral di wax ne yàlla seede na ne bu ma mënoon man ndax presque man sama li ma war a jàng naa ko ba commencé di liggéey ba am njaboot chaque rek may wax ak yaayam dama ne ko man su ma mënoon dem remplacer Ousseynou mu ñëw continuer vie wu jeunesse am wallaahi dama koy def kon cela veut dire que ne man kaawu Ousseynou njor na ma trop Ousseynou lu ñu wax ci moom ay qualité ñi sax parfois dañuy jàpp ne ñun dañuy sos te luñ ci wax wallaahi wal azim dëgg la ci cursus scolaire am secondaire am élémentaire am yooyu yëpp fi mu jaar rek marqué na fa empreinte am professeur am bi ko yoroon mathématique te doyen Mody Diouf doon ko wax sànq dafa na wax ne ma man Ousseynou daf maa yéem mu ne ma est-ce que xam nga booy nuñ koy woowee ma ne ko déedéet xawuma ko de mu ne ma Jinne Joob lañ koy wax ndax mën a jàng mu ne ma moom yàlla daf ko defal loo xamante ni lu mu gis rek mokkal ko ñun nag ñu amoon ci moom yaakaar trop Mamadou Loum wax na ko léegi dund gi nga xamante ni moom la dundandoo ak ñoom université te waxuma la dund gi nga xamante ni moom lay dund ak ñun ci koñ bi xam nga am na yoo xamante ni si nii parfois li ñuy wax rek nattu yàlla ñun dañ ko jàppee comme nattu yàlla mais moom boo demee prison ba mu nekk nga seeti ko fa da ngay xam ni kii boo waxtaanee moom ak conscience tranquille da ngay xam ni kii deful dara xëy na nag li ko dal wax naa ko waxati ko mën na dool xale bu nekk bis bu nekk ñu def ay commentaire ci Facebook bi bis bu nekk ñu def ay commentaire ci net bi bis bu nekk ñu dugg ci li ko loo xamante ni moom moo gën a graaw lool te gis nga moment boobu nga xamante ni moom la Ousseynou doon defee commentaire bi ci affaire apologie terrorisme bi am na ay doomu France lu def la même chose yàlla seede na ko biñ leen téye ñi nga xamante ni ñoo doon xeexal foofu droit de l'homme ñu bari dañoo génn ban bàyyiwaat xale yi kon cela veut dire que ni comme ñu nekk foofu ñoom ñoo mën loolu waxuma la ak ñun ñi nga xamante ni ñun ñoo dëkk ak moom fii te ba pare li may faral di wax bis bu nekk rek xam nga àdduna nit mën nga koo tooñ ni ko baal ma mu baal la te yàlla rek tax mais nit mën nga ko tooñ ni ko baal ma mu ni ma noo mënuma laa baal mais su fekkee dañ la mun laa baal même sa diine daf la wax ni la na nga fayu mais aussi tamit booy fayu nga fayu ci lu toll ni loolu la gaañ parce que moom commentaire rek la def xëy na bu xamoon ni moom ci jëmmi boppam bi ma demee seeti ko prison loolu la ma wax mu ne wallaahi grand man xaw ma dul dem jàngi ñëwaat te man bu ma xamoon ni lii su ma ko defee lii la may jural su boobaa du ma ko def sax mu ne kon du ma yor sax portable ba naan damay def ay commentaire kon cela veut dire que ni kooku am na lu muy réccu am na lu muy regretté alhamdulilah nag fa mu nekk mu ngi nekk ci jàmm. Cap Manuel la nekk mu ngi nekk ci jàmm am na benn moment nag feebaroon na fi mais dafa feebar comme feebar ñi feebar rek taxawu nañ ko aussi tamit nañ ko war a taxawoo ba mu dellusiwaat yàlla dellusiwaatal ko ci sagoom ba mu ñëwaat nekkaat foofu mu nekkoon gis nga au début daf doon wax étudiants yi ni nañ koy defaral ay documents di ko indil foofu muy jàng mais xam nga Cap Manuel fi mu nekk dafa xaw a sori presque nekkul biir Dakar diggante jaabante boobu rek ku ci xool yaayam ji rek war nga ko bàyyi chaque mercredi nga bëgg a jóge Thiès dem Cap Manuel te ñëpp xam nañu transportu Thiès Dakar ni mu méttee ci koo xamante ni si da ngay taaba rek dañ doon defar ay documents bu booy jàng ba pare defar ay documents yóbbu ko mais xam nga booba boo gisee engagement boobu xale yi amoon engagement bi dañul de mais moment bi ñu doon def loolu ñëpp dañoo jàppoon ni Ousseynou ab commentaire rek après dañ koy bàyyi. mais nag affaire bi di tirer en longueur ba ñu doon dem sax di yóbbu documents yi pour mu jàng ñooñu dañoo mujj toxi ñu arrêté documents yi ñu doon yóbbu mu ni comme léegi nit ñi arrêté nañ documents yi mu ni léegi dama bëgg mu bind lettre moom moo bindal boppam parce que yi ma lay wax nii yëpp ni moo doon bind moom mooy bindal boppam ci loxoom sans avocat kenn mu bindaat lettre juge bi ni ko dama bëgg ngeen wutal ma kon brassard électronique certes sax am na ñuy wax ni Sénégal amul brassard électronique mais aussi c'est une manière de magnifier que ni moom deful dara moo tax xam nga ku dem ba avancé la takkal ma brassard électronique ma dem jàngi ñëwaat cela veut dire kooku am na certitude ni deful dara gis nga nit rek ngay mën a doon te ñun ñëpp ay nit lañu gis nga tey jii nii xale bi fi gën a ndaw bu demoon def tojaange fële ci dëkk ba nga jàpp ko ñu indil la ko fii boo ko téyee fii léegi 2 jours di nga xam xale bi moo def wala deful parce que def dafa doon loo xam day feeñ ci kanam di feeñ ci wax di feeñ ci ay jëf te Ousseynou ñun am nañ justice boo xamante ne ñun am na confiance suñu justice de ñun am nañ justice boo xamante ne si nii waxuma la téye la ay 4 ans yu am 4 ans moom c'est exagéré mais waxuma la téye la 4 ans
mais justice boo xam bu ñu la téyee une semaine rek def enquête ci yow dinañ xam ba xam def nga wala defoo parce que ñoom déjà source yi ñu am ñun amuñu ko te ba pare ñun kuñ ci waxtaanal ci ñi nga xamante ne si ni ñoom ñoo gérer wàllu nguur gi ñoom ñoo gérer wàllu justice à chaque fois même juge yi dañuy wax Ousseynou son cas c'est pas grave mais son cas c'est pas grave depuis 4 ans depuis 4 ans son cas c'est pas grave même jour am na retour de parquet une semaine bi muy dem noonu di ko yóbbu police di ko indiwaat juge bi di ko déglu rek def na une semaine diggante boobu rek waroon na ñoo xam ne Ousseynou def na wala deful mais malgré bi ñu ko jëlee yóbbu ko Rebeuss jëlee ko fi yóbbuwaat ko Mbour jëlewaat ko fi indi ko fi Cap Manuel diggante bi temps boobu yëpp ñoom bu fekkoon dañuy mënee enquête normale kon ba tey bàyyi nañ ko te ba pare ñun ñuy wax man xam nga boo gisee ma di ci sonn mooy damaa am yaqin ak xol bu rëy ni Ousseynou deful dara wallahi ku ma tegal kaamil ma tàpp ko ci sama loxo ni Ousseynou du terroriste bokkul ci association bokkul ci daayira fréquenté wul ay nit ñu bon xëy na nag erreur la jeunesse moo ko jàpp rek erreur de jeunesse man na dab kenn ku ne man mii parfois ma def ay erreur de jeunesse comme ni ko ñeneen ñi di defee ku nekk aussi tamit am nga sa jeunesse mais le doyen Mamadou Diouf wax na ko léegi nee na ku ci nekk boo toogoon comme ci place waajur nga xam ne ñun ñii ay xale yu mujjee juddu nga xamante ne si ni ñun dañoo am ay njaboot yu sew rek ñun suñu njaboot yi fi ñu toll rek waxuma laa ak moom mi nga xamante ne si ni jël na njabootam te ñun suñu njaboot yi sax presque duggaguñu école waxuma laa nag koo xamante ni da ngaa taaba ñuy dund dans des conditions très difficiles parce que fii ñun ñëpp xam nañ ñun ni ñuy jàngee nan lañ jàngee ñun ñoom lu muy jàngee bëgg jàng ku réussir rek ci sa jàng fii yàlla moo jàppale nga réussir ak sa bëgg jàng mais du alal ndax ñun ku ñu xam ni dunduñu ci alal tàmmuñu ko moo tax jaaxaluñu c'est ça le problème. alors très bien mu mel ni doyen Modou Diouf interpellé na président ak première dame autorité yi pour que ñu xool ci dossier Ousseynou mun ko woo atte ko parce que buñ ko attee rek dañ koy bàyyi mu dellu ci njaboot. wallaahi gis nga li doyen Mamadou Diouf wax ju dëggu la buñ ko attee woon tey procès bi du am une semaine te bàyyi wuñ ko parce que le dossier est vide comme dossier boo xamante ni si ne amul dara peut-être nag xëy na kon ñoom da ca am lu ci làqatu loo xam ñun xamuñu ko mais tamit lu ci mënta doon rek nañ ko àtte moo gën maa ngi lancé waat appel tamit comme ni ko doyen waxee le président de la république di ko ñaan lillahi wali rasuli di ko ñaan ñun en tant que ay citoyen ni ko na bàyyi xel ci kaaw Ousseynou te lancé boobu appel ma ko koy lancé noonu laa koy lancé le ministre de la justice doyen wax na ko sànq mu ni ñëpp xam na ni sax pouvoir exécutif ak judiciaire bi dañoo tàqali ko gëm nañ loolu de mais nag terewul nit ku nekk ca la ngay nekk ci loolu ngay baax tey ji ci sa journalisme bii nga dox booy dimbali nit ci loolu nga koy dimbali man ci leneen lu may def ci loolu laa mën a dimbali nit doyen lii mu def nii en tant que parent d'élève ci loolu la war a mën a dimbali nit ñu koy ñaan di ko lancer waat appel le ministre de la justice le président de la république soxna Marème Faye Sall ñëpp xam ni ñëpp nee na nit ku baax la parce que jarul sax ñu naan defal nañu lu baax ak defaluñu ko mais gis nañ ay nit ñu mu ko defal wax dëgg yàlla ñu ngi koy ñaan tamit yaayam wax na ko léegi moom lu mu si mën a jàpp en tant que yaay en tant que nit ku sukk jur mu jàpp ko ci ñu leen di ñaan ñëpp lancer waat appel population thiessois Sénégal Médina Fall diaspora ñëpp ñu ku ci nekk loo mën ci ñaan wala foo mën a dugal sa loxo bañ bàyyi luñu suñu doom ji nga defal ñu ko indal la ma waxoon keroog rek ni ñun soxla nañ ko même bu fekkee dañ koo bàyyi mënatul a jàng école nañ ko bàyyi mu dem jàngi métier su boobaa mën na jariñ jabootam dara parce que jàng am ak jàng sa diamétralement opposé jàng da ngay wut xam-xam wut ko ñëpp la war boo ko amee ba pare nag leneen la ca topp yàlla moom moo koy indi te amoon nañ ci yaakaar jooju ci Ousseynou. mbokk yeeg xarit noonu seetaan suñu plateau spécial ci kaw Ousseynou Diop mi nga xam ne rek dañ ko tëj ci délit bi nga xam ne jàppandi la ndaxte dañ koy defal li nga xam ne rek mooy apologie au terrorisme mu nekk loo xamante ne ginnaaw attentat yu Charlie Hebdo commentaire bi mu defoon ci Facebook ñu arrêté ko mu nekk nag un jeune étudiant brillant bi nga xamante ne dégg ngeen seede Pape Modou Diouf ni nga xam ne mooy président APE mais également Modou Loum mi nga xamante ne bokk na ci étudiants yi nga xam ne rek ñu yore kuréel yi nga xam ne dañu yëngu rek pour moom mun a génn ci biti fekk si njabootam également xaar seen mi nga xamante ne doomu Medina Fall moom it nga xam ne moom moo jiite collectif bi boobu léegi sonnul taywul waaye kii di yaayam ànd ak dal mais malgré dal beeg lépp bu waxee Ousseynou day yëkkate ay rongoñ jooy ñu gis ni c'est une famille qui vit dans une situation très précaire parce que bu ñu xoolee tey Medina Fall ak cursus scolaire bi nga xam ne Ousseynou am na ko yaayam sonn ay waajuram sonn tantam léegi la def ay témoignages jooy
di wax ci taxawaay bi nga xam ne rek Ousseynou amoon na ko fii ci biir kër gi mu nekk nag yaakaar bi nga xamante ne ba léegi ñoom nee ñu jàpp nañ ni yaakaar bi yàkkeekuwul ndaxte bu ñuy xool Ousseynou ci yaram mais également ci diineem ak li yàlla dëxëñ ci xelam ba tax mu nekk ki nga xamante ne parmi les 15 meilleurs ci li nga xam rek mooy fac science foofu ca UCAD jàpp nañu daal ba léegi ñoom dañuy ñaan yàlla Ousseynou dellu si waat ci njabootam li ni mel ñoom dañ ciy interpeller rek le président de la République Macky Sall ak première dame Marième Faye Sall ngir rek ñu xool ni Ousseynou ci njaboot gi la bokk te la nga xamante ne moom la Ousseynou defoon ba ñu jàpp ko amoon na kenn ci njabootu France bu ko defoon ci jamono yooyu ca Charlie Hebdo waaye kooku ñetti weer rek ba nga xamante ne ONG ak droit de l'homme yi bi ñu génnee ca France manifester rek dañ koo bàyyi ginnaaw bu ñu ko tëjee ñetti weeru kaso waaye ki nga xam ne nag moom mooy Ousseynou Diop moom booba léegi ma nga ginnaaw bañ ko jëlee fii ci Thiès yóbbu ko ca Rebeuss jëlee ko fa yóbbu ko Mbour yóbbu ko Cap Manuel ba léegi mënatul gis li nga xamante ne mooy jant bi mu nekk nag li nga xamante ne nakar la ak tiis bi nga xamante ne dafa dal ci askanu Médina Fall naam sax gis nañu ay doom Médina Fall yu jóg tamit ak yenn nit yuy jóg rek pour wax ci dossier bi ngir Ousseynou ñu mun koo àttee parce que ñoom daal jàpp nañ ni Ousseynou bés bu ñu ko àttee rek dañ ko bàyyi mu ñibbisi ndaxte dossier am dafa vide li ni mel nekk li nga xamante ne rek bu ñuy xool ci imam Ndaw lañ ko tumaloon ci wàllu terrorisme nekkoon na lu doy waar ndaxte adduna bi yëpp a jàppoon loolu amoon na ba ñu jàpp ko waaye imam dafa tegoon fenn rek ne moom lépp lu mu def daf koo def ci lu leer keroog ba nga xamante ne taxaw na procès yi metti woon na lool lañ daan génne ci média yi bëri woon na lool waaye keroog ba nga xam ne taxaw na jàkkaarloo ak borom baxane yi rek moomu imam Ndaw dellu na Kaolack ci njabootam ginnaaw bañ ko setalee ba mu set wicc li ni mel moom la doomu Médina Fall yi ak waa Médina Fall di xaar ci Ousseynou Diop mais di interpeller une fois encore la justice sénégalaise pour que mu def rek li nga xam ne mooy liggéeyam ñu ngi leen di jaajëfal.